Voilà, très bien. Mamadou Ndiaye di responsable politique ci APR wala boog Benno Bokk Yaakaar tey ñu ngi ci 2020 ginnaaw bi ñu génnee ci 2019 alors tey ñu bëgg rek wax ñu 2019 naka ngeen ko dundee. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi lay nuyu yow président Omar Sarr nga xam ne président Ati Thiès di nuyu waa Thiès yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna bi bon nag nga may ma rek tuuti bala ñoo xamante ni bii moom lay dugg si question bi ñu sargal waa àdduna bi yëpp rawatina waa Thiès gi nga xam ne moom la ñu nekkal ci at mu bees mi nga xam ne moom lañ si dugg muy 2020 bi di wax ni wa kullu aamin wa kunna bi xayri ndax nit du fàtte boppam suñu borom ñu ko ñaan la lay mel kon il faut que ñu dugg si ñaan bi bu nekk at moo xamante ni bii atu jàmm lay doon moom lañ ko ñaan suñu borom nekk atu mucc ak atu naataange pour Sénégal gépp Afrique ak àdduna bi suñu borom mën na ko yàlla def léegi nag pour tontu sa question muy année 2019 bi nga xam ne moo lañ ci génn dañuy sant suñu borom bu baax a baax ci ndax am na ñaari événement majeur yoo xam ne bi am na te Sénégal suñu borom ko si defal ndam benn mooy atu élection la woon 2019 adduna bi ñu bari di wax Sénégal nangam sangam suñu borom dimbali ñu jaarale ñu ko fañ ko daan jaar comme na ma ko yaakaar na si émission yu bari Sénégal moom kenn du ko jàngal ndax nañ defee élection ndax peuple bu matir la ci loolu suñu borom def ñu génn si ak jàmm ak salaam bantu damul tànk foofu ñun ñi nga xam ne dañuy politique ànd ak président de la République muy président Macky Sall yàlla defal ñu ndam loolu tamit nekk mbégte si ñun ñoo xam ne ñooy politique waaye nekkat mbégte si ñun personnellement ñoo xamante ne bii yow mi yaakaar naa ni yàgg nañoo def émission nga may laaj maanaam la élection yi ñu jëm ni incha allah suñu vision mooy ñu am 58% jàll première pour te yàlla defal nañu loolu même cible bi man dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin te archive yaa ngi fi yaakaar naa ko dugg si nekk li nga xool émission yooyu du tey kon alhamdulilahi rabbil alamin la ñu wax foofu di ko remercier tim bu baax moom président de la République son excellence président Macky Sall ci nga xamante ni bi defal nañ ko si Thiès si wàllu politique boobu ndax Thiès dafa am loo xam ne manqué woon na ko te 2019 la ko am après les élections muy le 7 avril bi nga xam ne nommé nañu suñu jigéen madame Ndeye Tické Ndiaye def ko ministre de l'économie numérique def ko porte-parole du gouvernement donc poste boo xamante ni bii Thiès commune Thiès ville de Thiès da ko pertoon si sunu camarade bi nga xamante ne bii moom lañu mujjoon am mu nekkoon si parti bi nekkoon muy Thierno Alassane Sall ba mu fa jógee tim wax dëgg yàlla mu nekk poste boo xamante ne comme ni ma waxee Thiès ville ñun amuñu ko woon kon 2019 lañ ko am kon dañuy wax président merci mais ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk si Thiès ville itam dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin si acte de reconnaissance boobu nga xam ne defal nañ ko ndax dañoo bokk tim si sunu nawle yi nga xamante ne moom lañ bokkal département bi yeneen 14 communes yi yeneen 12 communes yi muy département bi di nuyoo tam sunu coordinateur départemental Augustin Tine ndax ki nga xamante ne bii moo taloon président tey nekk numéro 2 au niveau national di président Idrissa Seck ñu ne moo ñu dëkk Thiès kon suñ fi nekkee bokk si 5 départements yi nga xamante ne bii sur les 11 yi tax président mooy jàll premier coup ñu jël si 5e kon alhamdulilah rabbil alamin parce que am nañu plus de 100 000 voix kon mu nekk acte de reconnaissance boo xam ne président delloo na ko Thiès ñu koy président merci si loolu ak ñi nga xam ne ñoo bokkal département bi beneen bi si des ndam mi di mooy Sénégal amas beneen ndam muy inauguration Massalikul Jinaan Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg di ak bépp xalifa bu nekk Sénégal ak njiitu diine yi fi nekk yëpp ni ko Sénégal réussir du man islam bi rek mais Sénégal képp la ndax ñu jël islam sax gis ngeen fa jege woon grande mosquée église ba école yëpp yi nga xam te ne chrétiens yi catholique si église bi la bokk foofu sax dañ fa doon julli ndax suñu borom mooy yaa ibadi liseen amul inna ardi waasi'atun fa iyyaaya fa'budun kooku diine islam la ko may
laa suuf sépp laa bal daanaka foo leen fi mën a nekk fa ne mën ngeen fay jàmm kon loolu ñu nekk loo xam ne Sénégal réussir na ko peuple bi yëpp ànd si nekk di ñaanal suñu Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér tey muy année boo xamante ni tim am na loo xamante ni événement bu majeur amoon na fa tim muy réconciliation entre les deux présidents notre doyen président Abdoulaye Wade ak président de la République Macky Sall mu nekk ñaari événement majeur yoo xamante ni bi 2019 Sénégal réussir na ko kon def alhamdulilahi rabbil alamin ci loolu ñi nga xamante ni bi comme ni ma ko waxee léegi ñoo dëkkaat Thiès président defalaat ñu li nga xamante ni bii si début 2020 bi la am na lu ñuy defal yoo xamante ni bii ñu yàgg nañ koo wax ñun si émission te yàlla dimbali nañu beneen bi si 2019 bi ku mel ni Maguette Seye bi nga xam ne dañoo dëkkandoo moom Thiès Nord defal na ko ambassadeur yóbbu ko France si wetu Macron te France képp ku xam Sénégal xam France xam ni Sénégal ak France lien moom suñu borom la yàgg na te yaakaar naa ni premier partenaire Sénégal je crois que France la doon kon bu ko jëlee def ko foofu kon homme de confiance la boo xamante ni bii xam nañ ne France lañ représenté Sénégal am na fi tamit koo xamante ne bii ku mel ni Ibrahima Wade jox nañu ko GIO 2022 ku xam loolu li muy signifie ak lan la apporté si adduna bi suñ ko jëlee jox ko koo xamante ne bii yéen a bokk commune koo ko tamit dëkk boo ko tamit vraiment da ngay kontaan si loolu muy sunu camarade bi nga xamante ni mooy Ibrahima Wade bi nekkoon boos ñu jox ko loolu ñi nga xamante ni bii xëy na wàññiloon nañu ndax wàññiloon nañu ku mel ni Omar Diop bi yoroon nekkoon Sarr wàññiloon nañu Siré Dia jël na ko njëkk na DG xëy na ak Azam ak yooyu mais indi na ko PCA def ko PCA LONASE kon xam na Siré ak li mu représenté woon ci peuple Thiès ci population bi ci jeunesse bi nga xamante ne bii ñu bëri vraiment recruté moom na leen dugal na leen poste kon bu ko président jëlee tamit doon ñu tegaat ko foofu loolu ñu sant ku mel ni Maodo Malick Mbaye bi nga xamante ne bii si coalition bi la bokk gën a bokk yaakaar maintenir nañ ko bàyyi ko fi mu nekkoon tam mais mu nekk loo xamante ni bii daal vraiment lu ñu sant la mais tamit doon ko wax ne ko président bëgg nañu ko dolli Thiès dolli nañ nekk si 2020 benn ñu si ñaar yoo xamante ni poste étatique la yu am solo muy ku mel ni général Birame Diop bi dëkk Kawsar bi nga xamante ni bii ku ko xam ne vraiment mi ngi doon liggéey si action sociale lu bëree bëri yoo xamante ni mi ngi ko defal population bi mu dëkkal kon lay tey bu ko président ñëwee def ko général Jamga bi nga xamante ni moo jiite armée Sénégal yëpp muy poste étatique kooku tamit doomu Thiès la dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin ku mel ni Abdourahmane Guèye bi nga xamante ni moom la jox tamit directeur général bu douane dëkk fii Thiaby kooku tamit poste étatique bu am solo ko xam douane la représenté si réew mi tam nga xam ne vraiment considération la boo xamante ni bii def na ko pour Thiès poste étatique la mais foofu tamit lañ lay wax président que ni alhamdulilah rabbil alamin baax na mais li ñu bëggati mooy li nga doon wax nga doon ko mooy poste politique yi nga dugalaat ko Thiès parce que ñi fi nekk tey di la politique ànd ak yow ci APR ànd ak yow ci coalition Benno Bokk Yaakaar sinon majorité présidentielle bi nekk na ñoo xam ne am mérite la ñuy jàmbaare la ndax kon li ñu ko waxee léegi fii moom politique la fi yombul ndax ku mel ni président Idriss Seck nekk fi nga dëkk ak moom xamal ko carrément duma ànd ak yow kii may ànd ak yow kee la te dëkk fi loolu yombul kon ñoo ngi lay lancer waat appel nga gën a dolli confiance bi nga xamante ni joxoon na ko kat dañ koy gën a feddali suñu kóolute bi nga xam ne jox na ko ndax ku mel ni wax léegi suñu jigéen day dikki nga xam moom la def porte-parole du gouvernement dafa am benn signal fort boo xam ne président daf koo def ñun ñu xam ne politicien lañ ne ñoo def jàngat bi signal macha allah mooy lan ku xam PSE nga xam ne président projet yu bari am na xam ne bu fa tolloo moom mooy ñu teg def pose première pierre bi sinon ba mu nekkee premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ñu ma doon ñëw kon mais suñu amee tey benn projet boo xamante ne bii plus de 40 mu nekk projet boo xam 46 milliards la muy projet numérique bi nga xamante ne bii jam ñaajo la ne mu bàyyi ministre bi mu ñëw tegal boppam xeer wi ak ñi nga xamante ne ñoom la ko seetal ñëpp si état bi vraiment dañuy xam ne poste confiance am na foofu boo xamante ne bii dëggal na ko président acte de reconnaissance boobu nga xam suñu jigéen lay jege xam nañ ko yëg nañ ko tey et puis ñoo ngi lay wax merci mu ko mérité woon macha allah ndax lu jiitu ñu koy defal ministre comme ni ñu ko waxee léegi bi Thiès perte woon poste ministériel bi nekkoon na secrétaire général ministère muy PES nekkoon na tamit yoroon fa direction tamit yoroon directeur général bu ANAM
kon tey bu ñu jógee élection nga xam li la Thiès liggéeyal kay tegaat seen doom muy suñu jigéen day tekki yokk ko dafa porte-parole du gouvernement nga jël projet bu mel nii itam ne ko demal tekki xeer bi mu ñëw macha allah réussir ko ndax heure bi benn le 30 la jege na fin de l'année heure bi matinal bi la woon mais macha allah réussir na ko jox sapo di wax tamit alhamdulilah rabbil alamin yàlla na mu nekk projet boobu horizon 2025 la ñu war koo liggéey nag si 2 ans au plus tard 2021 war na pare yàlla na eggee jàmm sax na ba président yow ñu inauguré ko mu nekk loo xamante ni bii tam Sénégal gépp dinañ ci gis njariñ li nga xamante ni bii moom la projet boobu ëmb alhamdulilah rabbil alamin loolu daal mooy nekk li nga xamante ni bii mooy li passé si 2019 bi si lenn si jàngat bi ñu def ak perspective yi nga xamante ne bii mu ngi suñu kanam ci 2020 yoo xamante ne bii mooy liñ fi ñu duggagul loolu daal la ñu mënoon tontu. alors très bien wax nga ko ci li nga xam ne rek moom mooy ci wàllu politique bi muy ay postes yoo xam ne ne ngeen jàppale nañ ko li nga xam ne rek moom mooy Thiès promouvoir les doom tey taxawaay bi nga xamante ne yéen moom ngeen am ci li nga xam ne mooy opposition bi ci li ñuy wax ci wàllu yokk courant bi ak yi ni mel naka ngeen koy jàngatee. waaw opposition bi moom xamuñu fu ñu jëm parce que li problème bi mooy li ma la waxoon si émission bi mujj bi dinaa la soxal lenn mooy population Sénégal dañ population bu mature sinon xam nañ fi ñu teg seen xam nañ te yokk bi tey sa poche la sama poche la poche Idrissa Seck la poche Macky Sall la poche keneen la mooy lan bépp Sénégal bu fi nekk bu ne bi ñu wàññee sa facture wàññewoon na dañuy fay facture xam nañ li si ne bu ñu yokkati bépp Sénégal bu ne di nga fay facture ndax xam nañu poche bu Sénégal ne mais nag dañu xool président Macky Sall fan la fekkoon Sénégal dafa am ñoo Sénégal boo xamante ne bi dañu xam ñi dëkk si urbain rek du ñuy Sénégal du ñoom ñooy Sénégal mais nañ fàtte ñu dëkk si rural et Sénégal lañu président Macky Sall bi mu ñëw si réew mi lan la fekkoon 1642 villages lañ fi ne moo fi nekkoon yoo xam ne moom lañ électrifié mais de 2012 à 2019 électrifié nañ fi actuellement 4276 villages ñaata villages moo si yokk na 2634 villages yoo xamante ne bii de 2012 jusqu'au maintenant président Macky Sall électrifié na mais tey te incha allah bu ñu ko def loolu si premier mandat bi nga xam ne 7 ans la te fii ñu jëm ni deuxième mandat bi tam au plus tard mën nañoo yokk bëgg nañoo électrifier 1200 et quelques villages yoo xamante ne bii fa lañ jëm mais ñun ay Sénégalais la il faut que ñu xam wax pour wax yomb na mais Sénégalais yi xam nañu fi ñu teg seen tànk gis nga ko fii wax naa la ko fii keroog bi ñuy woote fii gis nga ñoo woote woon dañoo mujj la leen sa daw xam nañ ko ku demandé nag que ni da ngay marche ak koo mën a doon boo ko jaar fi nga ko war a jaar la preuve mooy tey def nañ ko je crois que jàll na parce que def nañ fi ñu war a def mais li réew mi doon mooy la ma la wax ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye dañ lay gën a joxaat li la wax ni la sécuriser réew mi sécuriser ko parce que mënul ni da ngay marche garde-fou yi nga xamante ne état bi teg na ko nga ne da koy bët di ko kii ku ko def lu la si fekk mooy la ma la wax yaa ko teg sa bopp. preuve bi mooy Guy Sara mii ña ko doon jay ak ko ba ma ñëpp tey ñoo ngi seen kër di fa fanaan te moom amatul ne yàlla fa génne jàmm sax nag kenn ñu ko pour wan la rek ak wax la que ni état daa am lu muy doxe benn ñaareel bi mooy am na lu ñu waxoon je crois que avant dernière émission bi la mooy ajjuma yi ñu mars nañ ko ba ku bëgg yi nit fexeel ñeme nga kay déposé nga jaar nga sa poste étatique yi nga xamante ne bi yëpp ku bëgg fa ngay jaar en l'occurrence monsieur le préfet bi nga xam ne intellectuel yi teg nga sa fi nga bëgg a jaar yëpp vétérinaire accordé la jàppal bis mais bul bëgg ba bàyyi ba nit ñi julli jumaa ba rek nañ si raaxal am nga ngor te àjjuma nekk bis bu sell ñu bëgg a diaboliser àjjuma bi loolu duñ ko nangu mooy la ma la waxoon loolu nag kon dañoo alhamdulilahi rabbil alamin bi président bi état bi jëlee ay dispositions yoo xamante bi dañoo nar a teg loolu doo fi am te kooku dañoo alhamdulilah parce que ñun yàgg nañ ko demandé benn kon mu nekk loo xamante ne bii lu amoon solo léegi daal problème bi daal mooy opposition bi li ma gis mooy amuñu programme mun ñu attaqué président si lu muy def mun ñu attaqué président si defoo lii kon li ñu mën mooy nañu xool lu xew lu xool nañ kenn benn affaire rek pour mën a diaboliser loolu wax pour wax yuuxu pour yuuxu mais loolu du jàll tey loolu du jàll ëllëg ndax sénégalais yi comme li ma ko waxee mature nañu xam nañu fi ñuy teg seen tànk li si des na nga xam te ni mooy problème Sénégal en tant que tel waxoon na ko fii te dinaa ko xam mooy loolu problème interne la président na xool moom biir Sénégal si boppam wax naa la diggante Sénégal ak SAR nañ xool foofu lu xew lan la
man waxoon naa ko bi dina ko waxaat te je crois que ñu ngi si na gën a kii parce que am na loo xam ne tey comme li ma la wax su yokkoo sama bopp parce que ñu waa APR la kenn yokkalu leen opposition bi dañu yokkoo ko képp ku nekk si réew mi di fi yeewoo loolu yow la intéressé te 6% yi justifié nañ ko 10% yi justifié nañ ko est-ce que dem ba justifié nañ lépp ba mu nekk 26% yoo xamante ne bii ku nekk war xam na ne ko war waaye daan nañ xam ne ñi dëkk sax ci dëkkul si urbain dëkk si village yi si Sénégal la ñu bokk te dañoo war a am droit ci Sénégal ndax par exemple sax ku xool ni mu liggéey ñëw teg PIMA ñëw teg PIDS PIDC ñëw teg Promoville nga xam ni Sénégal moom comme ni mu waxoon ne Sénégal ñëpp la Sénégal pour ñëpp la loolu la képp ku nekk ci réew fu dara bi flotté boole la si réew te bëgg na nga jox sa borom sa wàll ci réew. Très bien Promoville bi fan la toll. waaw Promoville bi comme ni ma ko waxee rek damay soo dama xati alhamdulilah rabbil alamin ndax yàgg nañ koo wax ndax tey fii lu bari loo xamante ni waxoon nañ ko tey je crois que émission bi ñu defoon naa yow le 12 avril 2019 lu bari ñun waxoon nañ ko foofu te yaakaar naa mi ngi si. Promoville bi waxoon na la ñaari chantier moo des muy R100 ak Mbour 3 bi jaar si Soto 2 tey R100 bi depuis 7 jours commencé na dama la xool weer gis bokku si bientôt dañ commencé waat Mbour 3 mu ñaari chantier yooyu ti tali yooyu moo desoon si Promoville bi te nañ la ko waxee woon te ministre bi fi ñëwee ci programme boobu bi waa GIE doon def wax na ko effectivement moo récolté nañ ko problème bi taxaw na mais monsieur le maire wax na ko ministre bi mu dikkee bi confirmé na ko te bi mu dikkee yëpp gis nañ ko bu seetee mooy problème semaine de fer waxoon nañ ko fi mooy li ma la wax léegi waxoon nañ ko lépp si 12 avril bi mais tey gis nañ que ni c'est acquis yàggatul li problème bi nag mooy li leen waxoon rek problème projet commun la Sénégal ak Mali la mooy lañ leen waxoon seen Mali dafa amul fa xewoon yàlla dafa am lu leen la toog woon ñoo ngi si suñuy militaire nga fa suñuy gendarme moo nga suñuy policier nga fa kon ça veut dire que foofu am na lu fa xew yàlla def na jàmm na banque mondiale accompagné leen mi ngi ñëw yàggatul incha allah yàlla ñëw corne gi saxaar ndax Thiès nam na ko ndax weer bu nekk bu deewal semaine faire bu doon dox 200 millions daan na tourné ci biir ville de Thiès location di dox voiture di daw taxi di daw jaaykat di dox ñëpp gis seen bopp loolu nga fa mën yàlla na yàlla def loolu di jëkko jàmm bienvenue yàlla na jàmm sax semaine faire continue di corne comme ni ko président xoon yéen waa Thiès nam ngeen corne année bi corne alors lan ngay tëjee say kàddu. kàddu gi ñuy tëjee daal mooy di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax daal Sénégal am na jàmm yàlla fi jàmm ji sax kii nga xamante ni bii itam mooy li ma la wax léegi ñun ñi nga xam ñooy ànd ak président de la République di liggéey moom si parti bi muy l'APR ñun ñi ànd ak am président de la République ñooy ànd ak moom si coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ko wax ne reconnaissance bii nga xamante ni bii defal nga ko Thiès ñun xam nañ ko ndax ñoo ko dund mooy li ma la wax biñ ko ñàkkee poste ministériel bi xam nañ leen doon dund biñ ko amaatee tamit xam nañ la ñuy dund wasalaatu wasalaam ala asalaamaaleykum jërëjëf